asalaamaaleykum mbokk yi waxtum ëttu xibaar jot na fii ci centre socio El Hadji Ndiouga Dieng rawatina ca garage clando bu Bargny li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci wàllum mbas mi ba léegi rek ak comité de pilotage bi fi nekk ak imam ak ulema yi fi nekk rek amal nañu ab taxaw seetlu wàllum ndox ak courant am fépp ci Bargny quartier bi di Waxande jot nañ seen wàllum napp gi la ñu koy jeexalee rek ak li di quai de pêche bi nga xam ne Bargny yàggoon na ko dow lool dafa mel ni lépp sotti na. kon mbokk yi bu nee saa yaatal geeg faram fàcce gi nees gis lay doon. comme ni ñu ko junjee woon rek ci boppu xibaar yi wàllum mbas mi ba léegi rek ak ñi nga xam ne rek sooxeel na lool seen liggéey ñu ci mel ni ñi di dem géej muy suñu mbokk nappkat yi. mairie bu Bargny ak équipe municipale bi fi nekk. faskee na leen a jàppale ci seen wàllum liggéey ngir rek mu gën a jëm ca kanam ci lu yàggul dara bu ñu jógee rek ci ñi di nappkat yi daanañu dem rek fële ca garage clando bu Bargny ñi di chauffeur yi nekk ca garage ba mairie bu Bargny dana leen jàppale ci wàllum essence lu soxal nag PRODAP di programme d'accompagnement artisan yu Bargny te tollu woon rek ci ñi di tailleur yi fi mu toll nii nag lépp yemb na ndax ci lu yàggul dara mairie bi dina leen jox seen ay machine wàllum mbas mi ba léegi rek comité de pilotage bi fi équipe municipale bi teg ñu doon saytu rek li soxal mbas mi ñu ngay woy di amal ab taxaw seetlu ngir xool rek fu yëf yi toll Molaz Lamine Seck ma nga fa woon. C'est des comités d'alerte, c'est des comités de suivi et c'est des comités de vigilance comité yooyu nag depuis le 6 avril lañ ko monté woon ñu am nag liggéey bu ñu war a def te bu ñu koy monté maanaam ñi nga xam ne ñoo maanaam ñoo ŋànk quartier bi ci wàllu responsabilité. muy délégué yi muy président conseil de quartier muy imam yi bépp minnam ba njolmaan en passant par mboot gannaaw ray imam yeeg kii ñëpp woon nañu leen wax leen sensibiliser leen wax leen ñoom ban rôle la ñu war a jouer par rapport ak lii xew muy mbas mi mais nag dañu dem ba constater ne wax dëgg yàlla defuñu liggéey bi c'est comme ça il faut le dire defuñu liggéey bi. te ñoom ñëpp am na ñoom sax envoyé ñu ñoom seen comité c'est comme si li ñuy def ni intéressé wu leen dañu yegg foo xamee ne il faut dire les choses telles qu'elles sont affaire bi amul wax que noonu donc ñoom ñu woyofal boo woyofalee ñu woyofal mais da nga ciy wax parce que defuñu liggéey bi waxuma imaam rek de ma am na imaam yoo xam ne tey bu mu sañ moo leen tudd mais defuñu ko te nag peut-être xëy na amoon nañu yaakaar ci ñoom mais comme mbir mi fi mu toll nii. dama ne responsabilité ñëpp moo engagé wu waaw buñ ne yow yaa dirigé quartier wala yaay président conseil de quartier wala yaay imam wala laay li xam nga ne am na loo xam ne si yow la ñu koy njëkk a séntu mais nag bu fekkee nag yow miy jiite quartier bi defuloo ko yéen ñi ngànk quartier bi defu leen ko mais quand même nit ñi bàyyeeku. kuréel gi ëmb imam ak ulema yu nekk fii ci commune bi ñoom it jóg nañu taxaw rek seen wàll ci bile mbas ngir xool rek askan bi naka la ñuy gën a fàggandikoo rek ci bile feebar ba Bargny mën a am 0 cas reportage l'homme qu'il faut. jamono ji mu nekk jamono yu doy waar ak tolluwaay coronavirus imaamu Bargny di wane seen taxawaay ngir dàq feebar bi fii ci Bargny tax ñu am ab daje ak maire ak collaborateur am. ak le docteur Bouna Sall mi yore district sanitaire bu Diamniadio. Bargny ay kaawam ci district bi ci la gën a yaatoo dafa yokku ci département bi tam ñi ci gën a bari la bu ñu seetee ci pourcentage bi ñu jox lanu ca génnee nag mooy war nañu yokk takkute ci yi nga xam ne moom la ñu digle muy tax ñu mën a fàggandiku feebar bi loolu ñu gën ci góorgóorlu mooy takk masque yi mooy wàññi daje yi mooy di raxasu fu nu toll li nga xam ne aussi mooy décision bi nga xam ne moom la imaam mi dëkk bi jëloon ñu gën ko feddali moo doon ñu continuer tëjandi jàkk yi ba ci kanam ndax li taxoon ñu tëj ko ba léegi tey la gën a bari. kaa yi di gën a yokk ci dëkk bi tax ñoom ñi jiite askan wi di tirer sur la sonnette d'alarme jaare ko ci jàkk yi. ñu sàkku imaam yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi
ñu continuer fàttali bi ak sensibilisation nit ñi ci que ni feebar bi moo ngi fi li ko fiy jëlee gannaaw yàlla ñun la ci sunu fagaru ak sunu positif bu fekkee ne état bi day yolomal yenn ci li mu jëloon ci ay mesures loolu li muy tekki mooy ñun suñu responsabilité individuelle day yokku mooy dañu ñuy may ñuy déplacer di dem ak a ñëw waaye fekk fàggandukaay yi nga xam ne mooy tax sunu déplacement du ñu jox jàngoro fàggandukaay yooyu ñu jël ko seetlu nañ ne aussi nit ñi ñoo ngi dellu ci lañu miinoon ci xew yi ci dëj yi ak ci ngénte yi ak ci takk yi ñu ñaan imaam yépp bépp imaam bu ci am man-man am ci kàddu fu ñu la woo ci ngénte bu am xumbaay nga dellu ci gannaaw fu ñu la woo ci takk boo xam ne dafa ànd ak xumbeel ñu dellu ci gannaaw fu ñu dem ci dëj itam bu ñu robee loolu mooy lu ñu lislaam bi sant ñu taxalikoo ci saasa. naka noonu ñoom imaam yi di woote ngir askan wi ñu gën a defaraat seen takkuwaay lii dina bokk ci liy dàq mbas mi fii ci Sénégal rawatina dëkk bii di Bargny. lu soxal askan bi rek di projet eau électricité partout bi fi maire bi tegoon gannaaw première phase bi fi mu toll nii daanaka yemb na. quartier bi di Waxande ci lu yàggul dara lii di eau ak électricité partout ma ngay wëy di lawal ay bànkaasam mu mel ni matériel ba ñu ko nar a liggéeyee taxaw na fi mu toll nii nag liggéey ba ma ngay wëy fële ca quartier bi di Waxande askan bi di ko rafetlu tey wax ne rek ñu ngi ciy sant yàlla bu baax reportage lem qu'il faut. quartier Waxande ñàkkum ndox mu ngi fiy bëgg a jóge ba faw lépp yem na ngir travaux yi tax ndox mi dugg fa pare na. entreprise bi war a def liggéey bi indi na matériel bi yépp ngir matériel loolu. pour liggéey bi donc ñun bu ñu amee rek comme ni ngeen ko gisee tuyaux yi ñu ci war a def yépp ñu ngi fii jënd nañ ko bu yàgg teg ko mook pièces yi donc li ñuy xaar daal mooy ñu am feu vert bu ñu service technique yi joxee feu vert tey incha allah suba wala lu mu sori ginnaaw suba danañu commencer liggéey bi. gisuñu fi luñ fi jaaxal. d'accord ndax lii lépp ay liggéey la yoo xam ni yàgg nañ ko def ndax yàgg nañ ci métier bi. liggéey bi ñu jox 3 weer lañ ko xayma incha allah fii ak 3 weer ci kanam incha allah war na jeex waaw ñun loolu mooy suñu objectif waaw loolu mooy suñu objectif incha allah. lii nekk loo Waxande bëggoon lool kilifay dëkk bi tam xar tànku tubéyam ngir satisfaire cette doléance vieille de plus de 20 ans. tey jii c'est un ouf de soulagement. ñuy sant yàlla bu baax parce que metti woon na waaye pas-pasu kilifa gi di nga xamante ni mooy monsieur Gaye Abou Ahmed Seck di maire Bargny pas-pasam moo doon que ni mënul am jàmm mukk tànk population bi nga xam ne ñoo dëkk fii di quartier Waxande seen tawat bu metti saafarawu ko tey ji nag ñuy sant yàlla ba nga xamante ni mbébétam yàlla mu ngi koy sottal di ko antal ci ni nga xamante ni noonu la ko bëggee. askan wi fa yeewoo dale ko ci seen chef de quartier ak bàjjenu gox ak ñépp di wane seen satisfaction gannaaw bi ñu desee tuuti ngir ndox mi walangaan foofu ca quartier Waxande gannaaw ba fa courant bi duggee ci weer wi nu génn. vraiment mais daal jàppale nañu kontaan nañu trop xam naa ne bu ñu ko yëgee ko population bi dañu kontaan trop voilà. comme ni ma ko dégg léegi. promoteur bi ni mu ko waxee ne président dans 3 mois ndox mi dana circuler kontaan rek yàlla def mottali yëpp waaw bu ko defee population aussi vraiment ils sont très contents vraiment. bég nañu ñun waa Waxande kontaan nañu lool suñu xol sedd na tey dafa mel ni ndox mi branché nañ ko waaw maa ngi ñaan ci yàlla li ñuy mébét yi yàlla na ko yàlla sottal. suñu xol sedd na guy ndax danoo nekkoon ci coono suñuy doom nekk ci coono tey ji ñu teggi lii mënuñu leen a fay yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay kontaan nañu suñu xol sedd na gis nga waa Waxande ñëpp a ngi nii taxaw. ñu dem rek xoolu ji wàllum napp gi ak li nga xam ne rek Bargny yàggoon na ko bëgg lool muy ab quai de pêche gannaaw ba ñu ko inauguré ci njàppandalu pour président Macky Sall ci teewaayu ministre Omar Gueye fi mu toll nii nag daanaka lépp yemb na ndax kii di monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck jot na rek li di caabi yi
mu mel ni rek ci lu yàggul dara mën nañu wax ne rek quai de pêche bu Bargny dana mel ni yeneen quai de pêche yi. Reportage Lamine Seck. booy génne Bargny di dem Tëngéej boo seetloo sa càmmoñ di nga seen li ñuy woowee quai de pêche bu yees. État du Sénégal tabax ko ci taxawaayu équipe municipale bi fi nekk. gannaaw inauguration bi fi amoon ministère de la pêche et de l'économie maritime ñëw na ngir réceptionner li nga xamante ne mooy travaux yi. loolu moo waraloon bi leen ndaje fële sa quai de pêche. quai de pêche nag nekk na lu Bargny yàgg xaar yàgg ko joytu. Bargny yàgg na ko bëgg bu ma juumul sax ma ne depuis indépendance du Sénégal ba léegi Bargny mu ngi jooy quai de pêche gouvernement yi fi jaar yëpp depuis le président Senghor le président Abdou Diouf le président Ablaye Wade ñoom ñëpp ak seeni ministre ñëw nañu fii en séance de travail en visite dig nu ay quai de pêche mais heureux de constater que ci événement Macky Sall vraiment ak engagement yi mu jëloon ak ñun bi mu ñëwee Bargny réaliser na ko muy defal nu quai de pêche dootuñu jëggaani fenn. niki ngeen ko déggee ci kilifa gi nga xamante ne mooy maire Daouda Moustapha Diouf bi lay jumtukaay méngoo na ak lii waa dëkk bi soxla woon ndax ku xam pêche xam Bargny xam ne fii la fekk baax te itam quai bi nekk na jumtukaay bu mucc ayib te méngoo ak jamonoom naka noonu quai bi dina yokk koom-koom ci dëkk bi. li ñu daan uti Tëngéej di ko uti Kayar di ko uti Ngor Yoff di ko uti ba Ndar defe naa ne installation yi nekk fii tey mën na accueillir loolu lépp xam naa ne Bargny sax war nañu réorganiser seen bopp encore parce que duñu recevoir beaucoup de monde bi mooy ñi xam ne dañoo lëngatu ci biir géej il faut nag ñu ñi amoon ay néeg yu daanu wala yu ñu war a peinture wala yu ñu war a defaraat il faut ñu defaraat néeg yi parce que di ñu am ay luyaas en pagaille ñi xam ne dañ daan bind ay bool aussi nañu am ñu leen jàppale parce que restauration bi aussi dina am doole lool fii ci Bargny bon nag population bi yëpp ñëpp góor jigéen mag ak ndaw yaakaar naa ne daal quai de pêche bu démarré ku nekk di nga gis sa bopp ci biir. bu loolu yëpp weesoo ndaje mi jeex na ci jàmm entreprise bi nag am na diiru fukki fan ak juróom ngir yeggali yenn travaux wala boog rectifier yenn travaux comme ni ko ministère de la pêche ak commune bi digalee bile quai de pêche li ko des mu ubbi yàggatul dara. gannaaw ba ñu jógee rek fële ca quai de pêche ba dañuy dem rek ci quartier bi di Njanja askan ba fay yeewoo seen xel dalatul benn yoon la ko waral rek mooy seen jàkka ji moo am ay jafe-jafe comité de pilotage bi ñu fi teg rek muy saytu jàkka ji demoon nañu seeti maire bu Bargny fële ca salle de délibération Lamine Seck Molage teewoon na ko. programme de modernisation des lieux de culte fenk na fii ci Bargny daanaka sax am na ay jàkk ak ay néegu yàlla yoo xam ni jotoon nañ see bénéficier wu ñu mel ni Missira bile yoon nag bile programme mu ngi wëyal fële sa Njanja quartier bu nekk Bargny Géej jàkk ji nekk ci ay jafe-jafe danger ci askan wi ndax mën na jur musiba saa su ne bu sooroor bi daanoo depuis loolu nag maire ak ay équipe am ñu ngi ci am taxawaay bu mucc ayib jël ci ay matuwaay. jàkkay Njaañ sooroor bi dafa nekk ci ay situation yoo xam ne dafa dem ba sooroor bi dafa dee complètement mais depuis boobu la tam ñu ngi ci ànd ak ñun si war a doxal yëpp ci penk bi jox ñu kàddu ñu ànd ci ay di ci dox depuis boobu léegi ñu ngi ci ànd ak benn commission di ci dox bi ñu ci dox ba léegi nag kii ci jiitu damay wax ne c'est la commune de Bargny bi ñu waxtaanee ci biir ba pare commune bi dafa ñëw taxaw gis situation yi am ci jàkk yi moo xam ne bu ëllëgee jàkk bi naa am problème mu ne déedéet ñëw leen nu waxtaan bi nu ñëwee ñu waxtaan mu def tout pour accompagner lépp lu foor a ñëw ci ay matuwaay def na ko mooy protecteur civil ñëw na fi en dëgg camp génie militaire ñëw na fi lépp nag mu ngi jaaree ci biir maire Bargny parce que ab dëkk tam day am commune foofu la jaaree ñu ñëpp ñëw fii. niki ngeen ko déggee néegu yàlla bii de dafa nekk ci ay jafe-jafe ñu fas yéene taxaw ci rekk daaneel sooroor bi balaa mu fi jur musiba maire bi woote woon waxtaan ginnaaw participation bu am solo bi mu def jagleel ko waa quartier bi yépp ñu jàpp ni rekk bu yàggatul dara liggéey bi dina tàmbalee fi nga xamante ne mooy sooroor bi yàlla na ci yàlla def jàmm ba mu yegg. maire oonu tey
def participation bu am importance lu jëm si loolu danger bi nekk public bi nekk si biir penk bi ñu jëlee ko fi pour que bu bañ a lor kenn loolu mooy société bi xam ne moom la société ci biir Bargny parce que du Njaañ mais Bargny gépp la concerné donc nag tey nu ngi koy remercier am na lu am solo loo xam ne tey taxawee na ko pour situation yi ñu régler ko une fois pour tous d'ailleurs sax wax na nag léegi jox nañu délai bu gàtt boo xam ne dina saisir le préfet pour ñu jox mu def autorisation pour ñu xam ko pour mu jóg pour ñëpp mën a nelaw foofu parce que soro bi tam ay penc ñoo ko ay kër ñoo ko wër kër yi ko wër yëpp ay nit ñoo fay dund donc bu problème amee te bëri yëpp lay nekk problème bu bari gi. askanu Njaañ kontaan nañu lool ba tax na ñu ngi remercier ñi nga xamante ne mooy maire bi ba pare di tàllal loxo bépp doomu Bargny ngir mu jàpp si liggéeyu néegu yàlla bi. premier état bi fi nekk nii dañuy pour le moment urgence ci maire wax maire dafa ne mënaare bi su boppam nañ ko démolir nañ ko démolir ba mu set wicc am nañu budget bi lépp pare na loo xam ne fi nekk moom lañ fas keneen def li si des nga dañu koy uti. bu fekkee ne maire bi dafa taxaw def participation noonu waa dëkk bi dëkk Njaañ dañu war a def participation mooy li ci des noo koy complété yeggale ko parce que maire li mu war a def yëpp taxawee na ko def na ko donc nag duñu ñaan yàlla képp ku doo bi Njaañ képp ku jullit nekk si dëkk bi nu ngi lay ñaan tàllal loxo gis na nag léegi dañuy liggéey néegu yàlla bi li si amoon solo du liggéey ko nu bëgg ñëpp jàpp si donc nag léegi bàyyiwuñu kenn ñëpp la ñu wax donc nag li ñu wax une fois encore nu ngi remercier le maire de Bargny bi nga xam ne tey fii ñu ko war a wooye wooñu pour situation mosquée bi donc du nga def si amul sek si taxawaay yi mu am si comité. wàllum njàng ak njàngale rek ci lu soxal rek ndongo yi delluwaat ci seen ay salle de classe ci ñiy tollu classe d'examen muy élèves yi nekk CM2 ci école yu nekk fii ci commune bi kuréel gi ëmb directeur d'école yi muy CODEC lëkkaloo ak maire bu Bargny am ci ab taxawaay bu am solo di ñaax rek parents d'élèves yi ñu am xel mu dal ndax matukaay yépp jël nañ ko ngir rek ndongo yi bu ñu ñëwee mën a jàng ak xel mu dal Alain Diour demoon na fa. ngir waajaloon ouverture des classes 2 juin 2020 bi passé CODEC di kuréel gi nga xam ni moo boole directeur d'école yi nekk fi Bargny amaloon ab daje ànd ci ki nga xam ne mooy inspecteur d'éducation bu Bargny Sendou ci boobu réunion lañ fa doon waxtaane mooy mesure d'accompagnement yi nga xam ni andi nañ ko pour élèves yi ak enseignants yi nekk ci ay conditions yu mucc ayib ngir amal njàng mi te daw li nga xam ne mooy feebar bi di coronavirus. loolu nag ñu ànd ci ak ndimbalu mairie bu Bargny. li jiitu mooy mesure barrière yi foog ñu waxtaan ak xale yi feebar bi d'abord la muy bañ la muy àndal lañ ci santaane ak lañ ci tere yëpp xale yi mën a ñu mën a jànkoonte ak loolu pour que ñu mën ko matal ci noonu nag maire bi dafa wax ne en dehors de matériel bu mu war a régler dina former ay volontaires école bu ne volontaires ICP ñoo leen formé bu ñu leen formé pare ñu jël école bu ne ñu jëf yóbbu fa ñaari volontaires yoo xam ne pour respect mesure barrière yooyu surtout bu xale yi nekk si biti ñu gën si mën a veiller ba amee fekkee am na thermoflash tamit xam naa ba ñuy dugg si foog am ñoo xam ne ñoo siy veiller pour ñu mën a utiliser thermoflash bi ni mu waree mu des nag ne appel bi ñuy gën a lancé organisation pédagogique bi loolu maître yi école bu ci ne dina toog ñu waxtaane ko tracé ko balaa la 2 ñoo xam nan la ñuy taxawee ak na ñuy demee parce que am na évaluation bu ñu defoon avant ñuy tëj école bi yooyu il faut ñu corriger ko def benn évaluation diagnostique. parents d'élèves itam desuñu gannaaw ñoom teewoon nañu ci biir réunion ànd ci ak xel mu dawal ginnaaw bi nga xam ni autorité municipale bi dig na leen ni dina matal bépp matuwaay jëm ci wàllu matériel rek ngir mën a aar ñi nga xam ni ñooy élèves yi ak enseignants yi pour ñu nekk ci ay conditions yoo xam ne feebar bii di coronavirus du leen mën a fexeel benn yoon. ñëwaat nañu mairie pour laaj ndax la ñu waxoon ndax yemb na wala yembul. maire bi wax nañu ne lépp yemb na ndax élève bu ne war nañ la jox ñetti masque ba ci ñeent enseignants yi aussi la même chose ak ñi nga xamante ni ñoo fa ne ci biir école bi te muy gardien yi ak femme de charge ak yooyu kenn ku ne aussi loolu kenn ku ne war na am loolu bi ñu waxtaan ak maire nag maire wax na ne loolu yëpp mu ngi fi defar pompe nañu école yëpp. léegi nag alxames bii ñëw dañu fëskee ne woon Croix-Rouge bàjjenu gox étudiants yi
ak ASC yi ñu daje ci ñu daje ci école yi pour mën a nettoyer école yëpp pour au moins bu élèves yi ñëwee dañu fekk ak cet ci biir école bi. bu fekkee ni sax lii di ouverture yi dañ ko mujj dàq ba yeneen i ay bés teewul ñi nga xam ne ñoom ñooy waa CODEC amaloon nañu ab message rek jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi ñoom itam ñu war a mën a xar seen tànki tubéy ba jàpp ci ba seen ay doom feebar bi di coronavirus du leen mën a gaañ. Un appel fort bi may lancé man en tant que directeur d'école moo di parent bu ci ne na xam ne doomam biy jàngi le 2 na préparé di ko andi di ko jël si na fexe ba même bu fekkee ne day liggéey amul mënul teew chaque jour mu fexe ba am kuy jël si xale bi di ko andi école di ko jël si école mu ñibbi parce que xale bu génnee école fa muy jaar doo ko xam mën nañu tàmm kottante di bëri dañuy fàtte xale day fàtte loolu tax ñu ñaan parent bu ne na jël responsabilité am école bi ñu fa nee ñu ngi si responsabilité enseignants yi ak comité ba fay ne mais bu ñu génn école ak bu ñuy ñëw école ni ñuy ñëwee ak ni ñuy demee parent bi na jël responsabilité am taxawaay boobu ba mu mel nañ ko bëggee ñun ñuy enseignants yi muy benn ñaareel bi mooy parents yi nañ xam ne njaayam école yi daa am yëpp dañ koy dagg léegi li am ba am moo di parent bu ne nu wut bidon ndoxam bu mat xale bi am ndox bu muy naanal boppam la muy lekk ak la muy soxlaa comme mën nañ fa jàng ba 3 heures ça dépend si heure yi ñuy fixé loolu emploi temps bi dañ ko dégagé mais xale bi ba muy ñëw école ba nu muy ñibbee la muy soxlaa pour lekk ko wala pour naan ko parent bi naka ko waajal mu àndaale ko boppam amul joxante matériel amul joxante lekk amul joxante naan. ñu jeexalee rek wàllum njàng ak njàngale bi la yoon maire bu Bargny tànnoon na ay volontaire ngir yóbbu leen rek ci école yi ñu nar a jàppale ndongo yi ci wàllum raxasu ak nañuy takkaatee masque yi ñu doon leen defal formation fii ci centre socio El Hadji Ndiouga Dieng ci teewaayu maire bu Bargny ak ICP bu Guinaw Rail di Balde ak kilifa yi fi nekkoon Alain Diour demoon na fa. si ñeent fukki ndaw lañu toll di ay doomu Bargny ñu porté wu volontaire ngir accompagner élèves yi gannaaw bi nga xam ne école waroon naa ibbi 2 juin bi passé volontaires yooyu nag ñu leen doon defal rek benn formation andi ci ak district sanitaire bu Diamniadio si gannaaw formation boobu rek waroon nañoo mën a dem ci école yi ngir taxawu élèves yi ba ñu mën leen a aar ba feebar bi nga xam ni mooy Covid 19 du leen laal benn yoon. am nañu satisfaction. parce que monsieur Balde mi nga xam ne moom moo di ICP bu nekk Kip Carrière moom moo formé li nga xam ne moom moo di xale yi jàngal na leen ni nga xamante ne nii noonu la ñuy raxasoo muy lavage des mains expliqué na leen aussi ne leen ne le port des masques est obligatoire si élève bu ci nekk expliqué na leen ni mesure barrière yi dafa nekk loo xam ne dañ ko war a jël expliqué na ne enseignants yi si boppam ñoom nañu respecté li nga xamante ne mooy di distanciation bu élèves yi ci biir classe yi ak tamit récréation bu jotee. yaakaar naa ne bu ñu demee ci biir école yi dinañ def li ngeen xam ne moom la leen commune bi sant. autorité municipale yi ñoom it ñu ñëwoon rek ci bile formation di dalal xelu ñi nga xam ne ñooy volontaires yi ci équipement bi nga xam ne war nañ koo yóbbu foofu ca école yi jëm ci wàllu gel ak bépp matériel boo xam ne rek war nañ na koo jëfandikoo ba taxawu élèves yi ñu njàng ci njàng mu ànd ak sécurité muy public ak privé. ñëpp xam nañ ne rentrée bi. ça inclut et la santé et l'éducation donc ñaari kër la yoo xam ne kenn mën leen tàqale parce que santé moo aye mais comme éducation moom mooy ñëw te il faut des mesures protectrices ya nga xamante ne war nañ ko jël ci cadre boobu la ñëwee woon tey ICP Balde orienté les volontaires yi nga xam ne ñoom ñoo war a aar xale yi ci mesures barrières yi ci cadre boobu lañ fi ñëwee woon tey. li ma gis ci ñoom wane nañ engagement parce que ku engagé wul déjà doo nekk volontaire. te expliquer nañ leen comment ils doivent se comporter te toutes les classes concernées ñëpp ñi nga xam ne mooy éducation di santé di association des jeunes ñëpp ñi ngi fi association des quartiers ñëpp football ñëpp ñi ngi fi vraiment gis naa ne dina am impact ci li ñu bëgg a def incha allahu rabbi. waa nawetaan itam ñoom desuñu gannaaw ñëwoon nañu teew bi ndaje di rafetlu yile action di wane ne ñoom it tamit dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci xeex bi nga xam ne moo jëm ci feebar bi di coronavirus. di dalal xel yi bu baax a baax di wax ne lépp yemb na li ko dalee ci lavage de main li ko dalee ci gel
alcool li ko dalee si masque li ko dalee si thermoflash li ko dalee si lépp loo xam ne dañ ko soxle le 2 juin maire déjà def na ko à la disposition des écoles de Bargny te bu ñu wax écoles yi privé public en passant de l'élémentaire au lycée maanaam bépp ndongo boo xam ne yaa ngi Bargny bépp école boo xam ne yaa ngi Bargny te li nga ubbi incha allahu rabbi ndimbali maire yi dinañ yegg si sa école. Le président de la République war na xam ne aussi à Bargny vraiment nous avons un maire qui est trop proche de sa population et que aussi vraiment sans rek l'inspecteur de l'éducation M. Ba qui était là qui représentait, n'est-ce pas, l'EF et les enseignants et les directeurs du CODEC qui représentaient, n'est-ce pas, ces homologues de directeurs. Ils l'ont tous dit, hein, ils ont dit que nous avons un maire, n'est-ce pas, boo xamante ne vraiment lu population bëgg rek daf ci taxaw donc loolu lañ ci sant suñu borom di ko wax ne aussi yal na ko yàlla may mu am kattan ak xel bu mu mën a continuer ses activités et que aussi Sërmla dina xam ne aussi du si wéet on sera toujours là pour l'accompagner. cant ak ngërëm ñeel na la moom Alain Ndiour maire bu Bargny ci sama kàddu di jaale rek njabootu ñi fi jóge ci fan yi rek ñu génn ku ci mel ni Baye Issa Diouf Diéré di délégué de quartier bu Jàmmalaay ak Baye Mamadou Diouf nekk rek kilifa fële ci bayee ci ëttub Maam Thierno Yoro Ndiaye maire bu Bargny ci sama kàddu di jàll njabootam di leen ñaanal rek yàlla yokk seen ay leer te taas ñu rek ci seen ay barke. kon mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen teewlu bi ngeen teewlu ëttu xibaar bu ñeel commune bu Bargny di leen jox dig daje fileek ay fan yu néew ci beneen ëttu xibaar bu ñeel commune bu Bargny. Massa bay meri naw bay dura